ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi. kooku suñu sponsor leader bergerie Massalikul Jinaan bergerie boobu nga xam ne foofu la champion bu mag bi nekk di atomique kenn dootu ko présenté ci axlu élevage bi atomique mooy doomu bâtonnier nekk doomu cristal nekk doomu joni bâtonnier ku ne xam ne doomu lingeer la at Massi Sara ndaanaan boobu nga xam ne kuy wër wàllu production xar bu mun a jur xar bu am maturation demal ca Parcelles Assainies cité Soprim boo fa taxawee en face police parcelle rek boo wootee ñu dugal la ci biir àndaat ak suñu sponsor bu bees bi nga xam ne mooy bergerie Baye Cheikh ak ndaanaan bu mag boobu di Mazor. tey ñoo ngi fii ci foire Reit bu Thiès taxaw ci bergerie Al Khoureychine taxaw ak suñu grand suñu mag suñu xarit Onu Diallo fii ci bergerie Al Khoureychine ñëw jógee Petit Mbao ñëw fii exposé fii ci Reit bu Thiès grand ñoo ngi lay ziar. Bamba ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkale di la jaajëfal ci seet si bi ñuy seet si kii si suñu bopp si foire Reit 2021. macha allah tey balaa ñoo ñëw ci xar yi rek ñu bëggoon a xam tey bergerie Al Khoureychine lu waral mu jógee ba Dakaru Petit Mbao ñëw fii exposé fii ci Reit bu Thiès. waaw Bamba xam nga foire Reit moom dafa bokk ci foire yu gën a mag ci foire Sénégal. donc te foire dafa gëj a am. donc mu nekk foire boo xamante ñëpp dañ ko doon xaar. te Al Khoureychine mu doon ci def première exposition am. moo tax ñu choisir foire bi pour ñu exposer li ñu jot a. parce que kii day xar moo xam ne amul lenn loo mën a wax ne manqué na ci moom. du esthétique. du wet du hauteur. kii mooy kan. kii moom mooy Ndeye Anne. kii moom laay woowee capitaine équipe bi. macha allah mën na capitaine. waaw moom vraiment. bañ ne ko ba ñetti doomam sax ñu ngi ci bergerie bi. macha allah kii. waaw moom doomu vidéo la si vidéo bu fàq la. biddiw bu fàq benn. waaw di sët ci Massi Sara. biddiw bu fàq doomu Massi Sara. voilà yaayam moom doon diko. kon kii bu amee wet da koo war a am ndax ay saba. waaw macha allah. nga ne yaayam. yaayam du nekk doomu Biko. waaw Biko Albouri moo ko duloon ak benn doomu Gelawaar. macha allah. waaw moom di femelle boo xamante ne vraiment naanaan la ci femelle bi macha allah mais moom mooy capitaine bi moom day yóbbu xale yi rek da leen gunge rek. moom daa war a ëpp gunge njaboot gi mais kii xar la boo xam ne amul lu mun a wàcceewul ci élevage bi. non kii moom production rek lay def. production rek lay def am na benn doomam bu mu feral sax malheureusement andi ko ci foire bi. mais nga ne ñaata doomam ngeen téye. am nañ ci yaakaar ñett yu jigéen te doyalaguñ si. ñetti doomam yu jigéen. mais loolu lu ko waral lan moo ko waral ba ngeen téye ñetti doomam yu jigéen dafa juróogut lu toll ni moom wala juróom moo leen neex ba ëpp. non jàpp naa ne doomam yëpp ñoo koy mën. macha allah waaw parce que femelle moom. defe naa ne loolu lañ koy bàkkee. da ngay jur chaque jour lu la mën. te moom boo gisee mu toll. mu mën a jur lu ko mën. kon da ngay xam ne rek ay exception rek la lay jural. macha allah kon daal kii xel mu dal la. macha allah kii moom. capitaine bu mat capitaine la. waaw moom la day dugal bii. mooy numéro 10 bi. di marqué. macha allah mais bu ñu taxawee tuuti. waaw des na bii. présenté guñ daanaan bi waaw kii mooy Njóoba. mais tey kii ñu tiimaat ko rek muy añel su ma juumul di añel bu doy waar am robe bu noir macha allah di xar mu rafet kii mooy kan. waaw kii mooy Njóoba. di doomu ci Ndeye Anne bi ñu bàyyi léegi. waaw moom la jur ak Picasso. kii doomu Picasso la and Ndeye Anne. macha allah moom aussi ci 13 mois. waaw moom aussi fas yéene jongante ak ay xaritam rek ci concours añel bi incha allah. non mais est-ce que bergerie Al Khoureychine lu ñu nar bu ko gaa yi yéegee danañ dugg. waaw kii day dugg añel. day dugg añel moom ñaar ñële bu ñu mënee jël pièce de trois day baax. man de tiit naa ci loolu man est-ce que du ma far fomm. mi ngi noonu daal. macha allah kii tey ñan ñoo ko séq. kii moom Picasso moo ko jur. waaw Ndeye Anne bi ma présenté. Picasso doomu Saloum. doomu Saloum Morse Algor macha allah ak kan mooy yaayam. yaayam mooy Ndeye Anne doomu bidéo bu fàq bi. kon kii Saloum baag Massi Sara ba la. moom bu njoolee daa war a njool bu amee wet da koo war a am bu rafetee daa war a rafet macha allah tey gars yi yéen a ko déggandoo yéen a ngi ànd ak Guirel TV Facebook YouTube Instagram fii ci foire Reit bu Thiès taxaw fii ci bergerie Al Khoureychine ñu présenté leen ndaanaanu famille yi nga xam ne moom lañ leen waroon war a dem ci dàlluñ koor gi muy maal boo xam ne moom la ahlu élevage yëpp di xaar tey bu ñu naan foire ban xare ko mun dañ naan diaspora ci diaspora moom lañ jëm bergerie Al Khoureychine première fois mu exposé foire andi xeetu xar yi man Bamba Ndofane maa ngi koy soog a gis sama gars yi ñoo leen ñu xool ndaanaan bi nga xam ne mooy diaspora. tey ñu taxaw ak xar moo xam ne tey buñ naan xar mën nañoo wax ne fii la xar yem muy diaspora di ndaanaan boo xam ne kenn du ko laam-laamee ci axlu élevage bi kii moo dugg Adam yóbbu fa aas bu xar mosul yóbbu Adam jëlee fa li mu fa jëlee kii mooy xar moo xam ne
kenn du ko présenté kenn waaye boo ne ko jàkk sa xel di saf Abdou Fall ci moom xar la boo xam ne mënoo tudd wet bàyyi doole waaye mënoo tudd auteur bàyyi esthétique TP ba na ma romb ma mu am fàllare gu doy waar tey bu ma la doon laaj kii ñu tiim mooy kan lan nga may wax. Bamba li nga wax la rek ak xar bi moom da ngaa lim lépp bàyyiwoo dara. macha allah waaw xar bi moom mi ngi noonu rek mooy équilibre. kii mooy kan maanaam fu nekk rek foo ko laal rek am na lu mu fa am. macha allah te ameewu ko ndànk. macha allah donc macha allah maal boo xamante ne dafa équilibré doo ko xool ne lii la am doo ko xool ne ñàkk na lii. kon kii mooy diaspora mooy diaspora. kii mooy xaru lébu yi jeex na mu ngoog. macha allah mais tey kii ci ban âge la toll. instant am na 3 ans. ci 3 ans la toll. 3 ans la kii tey mos naa dem foire wala mosul dem foire. kii kañ yàgg naa dem foire miin na podium sax. ah kon kii mooy miin na podium. waaw jël na espoir fële Tëngéej. ah classé Saladam 5e. adulte ci 25 mois. ah waaw. macha allah génne fa mensuration yi nga xamante ne maal mosu koo génnee à 25 mois. macha allah tey kii daa ñëw foire si fii ci Réit bu Thiès. waaw dafa ñëw foire si. daa ñëw pour jiital njaboot gi. waaw wala daa ñëw pour jiital njaboot gi topp ci ginnaawam. ñëw jëmmal foire bi rek ñëw wane na rek Bergerie Alkhouréchine lay représenté rek. macha allah mais tey damay dégg gars yi di coow production bi nga xam ne jot na koo wàccee gétt ga tey production am nu mu demee gétt ga parce que man xeetu xar yi may gis seen photo ci groupe ak xero bu ma ñëwee kër ga xeetu mbote yi ma fa fekk non ku ne moom loolu xar mën na koo jur fi mu toll dama naan xar yeggagul ci jur lu toll foofu kii juróom nan la demee ci biir gétt ga. loolu moom Bamba kenn mënu ko nettali. il faut nga ñëw rek gisal ko sa bopp. macha allah parce que xar bi day def lu jafe. macha allah xar boo xamante ne du xaru benn critère du xaru ñaari critère. macha allah mais lépp lu nekk ci moom rek. da koy def ci ay doomam. macha allah yàlla def aussi ñu boole ko ak ay femelles de qualité. ay daanaanu femelle yoo xamante ne vraiment duñu ay caaxaan. macha allah donc ñu jàpp ne rek. donc warul mën a def lu exceptionnel. macha allah élevage bi dina si teg seen bët. mais tey dañoo gis kii avant moo jaar ci gétt ga am na ndaanaanu maal yu mu fa fekkoon tey bi mu ñëwee ngeen xëy mbote ne puccet juddu ngeen tiim mbote ba ak mbote yi ngeen daan tiim lan nga ma mën a wax ci différence ñaari mbote yooyu. non bokkul. non bokkul wax dëgg yàlla bokkul. lan moo leen différencier mbote bii moo gën a rafet wala yee ñoo dàq. xam nga da nga daan liggéey ci maal mu lay defal benn critère. nga am maal mu lay defal hauteur. nga def maal mu lay defal LCS. nga def maal mu lay defal rëy. mais kii dafa boole lépp. doom yi doone duñu ndool. doone duñu am LCS doone duñu am kees. doone duñu rafet. kii rafet daa bokk ci moom. waaw kon jeex na. macha allah li nekk ci moom yëpp lay defaat ci ay doom. macha allah mais tey foire bi noo ko gisee. donc foire bi moom macha allah di féliciter d'avance waa Thiès. parce que li ñu def ni innovation la. macha allah yàgg nañ leen ko wax ñu jógee fële ci taatu garab ya. ñëw def fi loo xamante ne adam rek lañ ko daan gis. macha allah vraiment di leen wax chapeau. te di leen ñaanal yàlla foire bi egg ci jàmm. macha allah lépp luñ ci séntu rek yàlla defal leen ko. lan ngay wax staff waa Alkhouréchine. waaw ñu jàpp rek xam nga ne gars yi suñu première exposition la rek. donc dañu ñëw rek pour wane suñu bopp. présenter li ñu jot a liggéey. présenter aussi li ñu war a liggéey. pour gars yi bàyyi ñu xel rek xam ne rek ñun dañu bokk ci élevage bi. te dañ ci war a liggéey suñu wàll. comme si nee nañ ñëpp di ko defee incha allah. mais macha allah mais est-ce que du ngeen am problème mu ëllëg bu ngeen waree dem exposé ndax sa première édition ngeen ñëw exposé xeetu xar yu mel nii nga xam ne nit def na ci élevage 30 ans mosul exposé xar yu mel nii yéen seen première exposition ngeen indi xeetu xar yu mel nii est-ce que yéen ëllëg pour ngeen génnaat dana leen yomb ndax li ngeen indi nit yóbbu ko ci foire yombul. waaw liggéey la rek Bamba. macha allah liggéey la rek liggéey moom. boo tàmbalee ci da ngay fexe ëllëg ñu fekk la ci beneen niveau. donc ñu ngi ñaan yàlla aussi foire yi di ñëw. lu ñu jot a gis fii. ñu gis lu ko raw. macha allah xam ne rek lépp liggéey la rek. macha allah macha allah en tout cas équipe bu Guirel TV am na contentement bu baax a baax ci bergerie Alkhouréchine ndax di wane xar yu rafet da cee baax te fii képp ku fi teg sa caméra rek di nga génnee loo xam ne nit mosu ko génnee ci élevage bi ci xeetu xar yu rafet xar yoo xam ne looy wër ci xar boo ñëwee ci ñoom fekk ko ci ñoom macha allah ñu ngi ñaanal bergerie Alkhouréchine ci kaw ci kanam lépp loo xam ne ñu ngi koy mébét ci élevage bi rek suñ borom defal leen ko ndax yéen sagu élevage ngeen ndax ku ñëw ci élevage amagoo ci ay at yi wax dëgg yàlla toll ci niveau bii kooku éleveurs yëpp leen war a ñaanal seen yokkute ndax seen yokkute ñëpp la mais doomu diaspora fas yéene leen éleveurs yëpp am ci abcès incha allah ndax ñëpp a ko soxla ndax kii daa am fu mu war a yóbbu élevage bi diaspora du diaspora Alkhouréchine diaspora wu élevage bi yëpp la macha allah incha allah dinañ ko yaatal ba ñëpp jot ci parce que loo xamante ne la dañ ko war a partagé macha allah comme niñ ko partagé ak ñun noonu lañ ko war a partagé ak éleveurs yi macha allah yàlla na yàlla def jàmm amiin kontaan nañ trop jaajëf jërëjëf waaw salaamaaleykum mbokki Guirel family mbokki Guirel TV yéen a ngi nii direct ci foire Réit bu Thiès
ah fii nekk direct groupe Facebook YouTube WhatsApp Instagram bu Guirel Family ñu taxaw ak suñu grand Bamba Mam Bamba bergerie Podor le Doyera macha allah bergerie Podor le Doyera jógee ba Podor ñëw fii ba Thiès tey avant ñuy wax dara rek avant ñuy dugg ci xar yi tey Mam Bamba lan moo tax ngeen jógee ba Podor ñëw fii ci foiru Thiès pour exposer seeni xar. waaw mais ñu ngi ziar di nuyu waa Guirel yëpp di nuyu aussi Akhlu éleveur. macha allah en fait sama mission man ci élevage mooy fexe ba laadum bi ma vulgariser ko à travers par exemple tout le département de Podor. macha allah ma vulgariser ko dans toute la région de Saint-Louis. macha allah en fait c'est ça mon intention quoi samay ambition loolu la quoi. macha allah tey ñu bëggoon a xam jógee ba Podor dafa di sàmm élevage su laadum tey ak élevage su laadum xar yi du ñu seeree est-ce que yor leen Podor yomb na. bon yor bi moom yombut vu vraiment le facteur climatique non seulement il fait excessivement chaud day métti ci xar yi mais quand même ci sant borom lu bëri même aussi si côté par exemple alimentation day xaw métti mais lépp dañ koy jëlee Dakar indi ko Podor wala jëlee ko Thiès di ko indi Podor macha allah pour mën a toppatoo xar yi mais tey ñu gis xari laadum yi ni ñu sensible soxla climat bu baax comme ni nga ko waxee sànq waaye soxla alimentation lu mel ni yenn ripaas yi duñ tudd tur mais tey ba Podor ngeen ne fa di sàmm seen xar yi rafetee nii ñu rafetee lan moo ko waral parce que en général dañoo gis xar yoo xam ne dañoo ne hors Dakar hors Mbour ak yenn dëkk yi xar yooyu dañuy am problème mu rafet mais ñu gis fii xar boo xëcc rek rafet na lool tey loolu lan moo ko waral. xam nga la passion n'a pas de prix. et puis man li may dund man élevage laay dund. du question li ma ciy def. mais man je vis l'élevage. donc à travers par exemple le peu que je gagne. je fais de telle sorte que satisfaire par exemple tey ku ñëw gis dana am ne ah mais lii est-ce que réellement Podor la jógee. donc man dama naan c'est un défi. lu nit mën a def Dakar rek war na ko mën a def Fouta. mais man loolu daf ma jaaxal jógee Podor indi xar yu rafetee nii man loolu daf ma jaaxal trop loolu daf ma jaaxal ndax tey comme ni ma ko waxee sànq mais seen wàllu toppatoo nan la demee. toppatoo bi leen la rek joxe aliment bu baax ba pare di utiliser aussi de bons produits mais quand même pas en abuser parce que par exemple man dama naan xar d'abord loxo bi la aussi kii yar sa xol bu rafetee rek day fekk ci li ngay yor. macha allah tey boo xoolee produit yi mu wóor na xar yi du ay xar yu nga xamante ni ñàkkuñu toppatoo. dëgg la kii naanaan lii boo xoolee ñu doomu am daan mais kii dama ci bëgg a ñëw ndax day xar moo xam ne daa neex a présenté ci Akhlu élevage ci macération yi daje ci moom tey boo ne ko jàkk muy xar bu weex am corne yu fort am esthétique am wet am hauteur ba pare am doole am yax macha allah tey kii mooy kat. kii mooy Jamal. Jamal di doomu Amdan. Amdan di doomu Saloum Saloum. kii César. kii doomu Amdan la. waaw Amdan di doomu Saloum. Saloum di doomu Morse di doomu Algor. macha allah. yaa ji di doomu magistrat di sët si première dame ak Bachir. donc nga xam ne kii ndaanaan la. yaa ji doomu magistrat. yaa ji doomu magistrat direct la. di sët si Bébé Sira di Cheikhou la Jekon di doomu première dame ak Bachir. mais tey kii bu ñu naan cocktail. kii mooy cocktail lii mooy bombe génétique. ndax lii tey xar bu baax bu ñuy dund ci élevage bi di ko coow. kii bokk na ak yow. waaye yemul ci bokk ak ñoom. daa pare am macération yoo xam ne daa jéggi dayoo tey xar la boo xam ne képp kuy élevé boo soñoon mu daagu sa biir kër. ci lu wér tey kii nan ngeen koy gérer foofu ci Podor. bon en fait maa ngi koy gérer franchement. dama ko à chaque fois. dafa am benn série bi ma koy jox bu demee mu nekk au repos. bon et vraiment avec un bon veto bi nga xamante ne moom mooy yor suivi am à distance. chaque fois bu kiiwee lu ñu ci war yëpp siy def quoi. mais kii mu ngi ci ñaata mois. mu ngi ci 26 mois. ah. mais kii 26 mois ak maturation yi mu dajale mais production nan la demee. en tout cas production bu mucc ayib lay def parce que kii tey boo ko xoolee. nga xool doomam bi. Akassane bi doomam. dinañ ci ñëw. Akassane bi doomam la. waaw. Sénégal doomam la. waaw. muy Rayhan aussi c'est sa fille. macha allah ñoom ñëpp ay doomam lañ quoi. macha allah. waaw. mais kii am na yaakaar lool. waaw am nañ ci yaakaar parce que kii boo xoolee tey. waaw jugee na Podor sëñ Moussa Mbacké benn. Touba jugee na Touba ñëw ba Podor jël ko. ma jox ko avec gaieté de cœur mu dem Touba def liggéey bu mucc ayib. macha allah kii dana def leneen lu raw loolu ci élevage ndax li daje ci moom. tey ñu jàll rek nga présenté ñu ay quelques doomam ñu xool. mâle espoir femelle espoir mâle adulte. kii mooy Akassa. adulte man ngeen a ñëw rapidement il est exactement 18h passé 2
kii mooy Akassa. mais Akassa kan moo ko jur. Akassa Bella moo ko jur Bella di doomu docteur Fall. information bu ngeen bëgg a xam. suusu Bomel bu Tidiane Ngom. macha allah moom boo xoolee. waaw day laal Cheikh Diop ñaari yoon. laal Cheikh Diop ñaari yoon. laal Cheikh Diop ñaari yoon. laal Saloum bi laal Saloum bi. macha allah kii mu ngi ci ñaata mois. kii mu ngi si 3 mois. ñi nga xam ni. ah te 3 mois yi manqué na 3 jours. kii ci 2 mois 27 jours. doomu maal bi la. doomu Jamal. macha allah ñu jàllaat ci beneen gars yi xool. mâle espoir. femelle espoir. mâle adulte. femelle adulte. man ngeen a ñëw. kii mooy Sénégal. kii mooy Sénégal xam ni moo di. Sénégal waaw. doomu Jamal la. aha yaay ji di doomu cosaanu séeréer. menn mi. waaw cosaanu séeréer benn. macha allah Cheikh Fall. macha allah foofu la bokk. macha allah. donc boo ko xoolee nag da nga xam ne kii da nga xool xam ne vraiment c'est la marque de Jamal moo fi nekk. mais kii dafa doy waar dafa am wet lool ba pare mu am esthétique très bien. ba pare te gàttul dafa njool waaw kii mu ngi ci ñaata mois. kii mu ngi si 14 mois mu ngi démb la dugg chaleur. ah mais actuellement nii boo gisee ci jatangement bi pour que balaa mu koy tëb. macha allah bëgguñu mu tëb doom ji. kii amagul tëbagul benn yoon. non non xool ko nu mu taal. yàlla na yàlla barkeel kii doomu maal bi la. doomu maal bi macha allah ñu jàllaat ci beneen. indi Rayane. le transitaire Sidi Ndaw mooy. kii mooy kan. kii mooy mâle Rayane kii espoir dama si sawar a wax. et enfin. macha allah kii Ablaye di surtout feu rouge ak Ramassar. Feu rouge mel ni mi. waaw. moom mooy Feu rouge mel ni mi. président Feu rouge ak Ramassar. Sibéeru ba. très mu góor. macha allah. booy Galaya bi. booy Galaya ba. bi ñëwaat. Aïcha ba ñëwaat fa. Aïcha ba ñëwaat. Algor ba ñëwaat fa. booy Galaya doomu Aïcha ak Algor. macha allah. waa Alet. elle fait partie des meilleurs produits de Jamal. ah ak waa. franchement. macha allah. mu ngi si 8 mois. mbokk yi. mais kii teel na sax yeneen miir ndax ñi fi présenté ñëpp a doy waar rawatina Akassa mais kii mu ngi ci ñaata mois. kii mu ngi si 8 mois Rayhana. ah mu ngi si 8 mois. macha allah gars yi yéen a ko gisandoo ah ñu jàllaat ci keneen kii daa mel ni ci soxnaam mi la. waaw kii si jabaram yi la bokk. taalal ko carrément na jëlal ko defee. waaw mais baax na mais ñu taxawaat ak famille boo xam ne wet gi doy na waar lool ah ba pare am esthétique macha allah am nekk xar mu rafet te kii mooy kan. le grand kii mooy promoteur Lalla Aïcha. kii mooy borom kër gi nag kii mooy first lady. Mbokk yi. kii sama soxna laa ko tuddee. macha allah kii di doomu feu rouge. Aha. ak Ramassar. Feu rouge mel ni mi. feu rouge mel mi moo ko jur ak Ramassar. Macha allah boo xoolee wet bu soxor bi foofu la ko jëlee. mooy ah waaw waaw wet mooy sibéeru ba si béeru bi. wet gu doy sëkk macha allah mais kii tey kan la fi jur. kii moom moo jur Rayhana mooy bi ma la wonoon. moo jur doomu ah Jamal moom moo ko jur. macha allah moom moo ko jur. kii tey soxnaay maal bi la Jamal la. soxnaay Jamal la mais foofu composition bu doy waar nga fa def waaw très bien. composition bu doy waar nga fa def ci lu wér ci lu wér. mais doy na waar ñu jàllaat ci keneen. indi Bella. na taxaw normal waaw mais kii mooy kan. kii mooy Bella. Aha. di doomu docteur Fall. yaay ji di sët si Bomel bu Tidiane Ngom. kii seet la ci Tyson. très bien. Macha allah Kii macha allah. Abdou Khadir Mbacke moom ma ko jox bu Touba. mais kii joxe ma ko si joxe bu rafet. waaw waaw bi muy nekk añeel la ma ko jox à 7 mois. ah waaw mais kii xar mu am wet la mu ngi si 2 portes. rafet lool bopp bi rëy waaw waaw 2 portées 2 portes moom moo jur Akassa. macha allah moom moo jur Akassa. en tout cas daal man li ma fi gis wax dëgg yàlla doy na ma dëgg la. tey li ngeen exposé xar weesoogu ko at fi ngeen jógee tey ñëw indi xeetu xar yu mel nii loolu tey lan ngay wax éleveurs yi ndax damay dégg ñu ne élevage dëkkul fenn waaw te ndaanaan mun naa juddoo ci mbaar bu nekk ci lu wér ci lu wér. tey lan ngay wax ci lan ngay tontu ci loolu waaw man jógee ba Podor ñëw fii ci Thiès li ma si bokk tontu ci ñu mooy- exposé meilleur juge tey yow lan ngay wax loolu man li ma si wax rek mooy dama naan élevage kenn moomu ko. l' essentiel mooy boo si nekk rek. na nga am patience bi d' abord. gëm li ngay def. li si des nga bàyyi ko si loxo yàlla. macha allah loolu la rek amul secret. Macha allah ñeme ko bul ragal. Macha allah loo si def aussi tôt ou tard di ko mu si fayee ko. macha allah mais tey ku bëggoon a jokkoo ak yéen
ci yan numéro lay contacter pour mën a jokkoo ak yéen. bu bëggoon a jokkoo ak man aussi jafewul à travers Facebook boo defee bergerie Podor le Doyra di ma gis. macha allah bu dee par exemple sur WhatsApp. bu mettee le 77 898 90 90. 77. 898. 90 90. kan lay jokkool Alaaji. Ahmadou Bamba Sow. Ahmadou Bamba Sow macha allah. boobu moom disponible. macha allah en même temps WhatsApp la quoi. macha allah macha allah am na solo kon ñu ngi leen di ñaanal bonne continuation en tout cas xar yi rafet nañ trop yàlla na yàlla def fi barke. sunu waxtaanee jubóo wuute mënta ñàkk naam waaye sunu waxtaanee gis ak yoon noonu. salaamaaleykum mbokki éleveurs yi mbokki Guirel Family Guirel TV Facebook YouTube Instagram tey Bamba Ndofane Bamba Serigne Saliou kaddu gi ñoo ngi fii ci foire Reit bu Thiès taxaw fii ci bergerie Yacine Diallo bi yor ndaanaanu xar jógee fan Mbour Touba Faye Thiès macha allah macha allah tey soxna si ñu bëggoon a xam rek yow yaay kan. ndeysaan mbooloo maa ngi fàtte fu nekk nee naa léegi nekkatul foire Thiès waaye foire Sénégal la Kocc. C'est une foire nationale, la plus grande foire de l'histoire de l'élevage du Sénégal, avec une équipe jeune, une nouvelle équipe jeune et dynamique. mais tey ñu ñëw foire bu fekk la foire Reit bu Thiès tey nga exposé ndaanaanu maal exposé maal bu rafet maal boo xam ne képp kuy yar ku ne bëggoon nga mu daagu sa biir gétt tey maal bi mooy kan. un programme très chargé. macha allah un programme boo xamante ni ay waxtaan dina ci am échange dina ci am ay visite yu am solo mais également bokk yàq bi di leen wax ni. Soleil nekk doomu Maxtum macha allah macha allah Maxtum nekk lamp kon kii sët la ci Tyson bu rëyee daa war a rëy bu rafetee daa war a rafet macha allah macha allah macha allah bu Papi Dieye macha allah moo tax mu rafet macha allah mais tey kii wàllu production am nan la mel gétt ga. rafet waaw bu jigéen bee mu am. taxawaay. te magam te noonu laa newoon taxawaay. macha allah. donc voilà mais tey ñu jàll ci jigéen ñi nga présenté ñu ko gars yi xool leen. ami de Thiès la belle ville damay fàttali waat rek ne mbokk yi pour la petite histoire le premier laadum. Moussa Dia grand Mohamed maa ngi lay ziar. fii la ñu jógee fii la ñu sotti ko suñu xel dem ci. léegi bu baaxee nga wax mel ni Sadasti qui a marqué son empreinte. waaw macha allah yaay booy ñu taxawaat ak femelle bu rafet femelle bu weex ñëwal tuuti kii mooy kan. Sibéeru Sibéeru borom doole ju bari ji macha allah kii galactique mel ni tey kon kii daa dajale doole Sibéeru ak galactique foofu la doole yem macha allah tey ñu jàllaat ci keneen kii nu mu tudd Aji la tudd macha allah. L'homme à la belle voix, la cohérence dans les idées. kii sëtu Cheikh Diop kon booy wax njool ci kii la yem papa mu ngi tudd galactique galactique doomu Cheikh Diop kon kii moom Masistra ñoo bokk macha allah. Attends téye ko foofu téye ko foofu ah moom ci Cheikh Diop moom nu mu tudd. Félicitations d'avance pour cet excellent travail. ñoom Papi Dieye ñoom Matar Lo Rama moom mu ngi ci ñaata porté en tout cas toute équipe dynamique. ñaari porté la amagul macha allah xar bi rafet na trop tey ñu jàllaat ci keneen. jotaguñu sunu bàcc nag waaw ñu fàttali leen ko rek nag. nee naa at yii néew na le président Khadim Fall. waaye xalaat beeg tey xam-xam bi ñu taxaw ak tëng bu rafet romb na ay dëkk kii mooy kan. ñu koy remercier ci initiative. doomu Aji mooy famille bi ñu téye woon sànq. ndeysaan famille Cheikh Diop. ànd ceeg stafam. Sibéeru macha allah moo bokk ak ñoom galactique. ñoo nekk lii. surtout galactique leen di fàttali képp ku bëgg ngooñ. ah kii mooy yaayam macha allah ñu jàllaat ci keneen daa mel ni des na fi keneen de. sa yari sa xar yi yar leen waay yaral sa xar yi yaral sa xar yi ah tey ñu taxawaat ak keneen xar bu rafet am doole lool waaw macha allah waaw
macha allah Alassane bàyyi ko macha allah waaw macha allah di laal na ci Cheikh Diop laal ci famille El Hadj Diouf mais loolu tax mu am doole ba pare rafet kii mu ngi ci ñaata mois am na ñetti doom tey ku bëgg a jokkoo ak bergerie bi tey nan kan lay ba ngeen numéro lay contacter pour mën a jokkoo ak yéen. 77. waaw 238 22 42. 77. 238 22 42. am na WhatsApp. ah macha allah incha allah ñu ngi am contentement bu baax a baax ci xar yu rafet yi. Alassane bàyyi ko Alassane am nañ contentement bu baax a baax ci xar yu rafet yi nga xam ne yéen a ñu koy woo ba léegi yéen a ngi koy exposé macha allah. macha allah mbokki Jirel Family mbokki éleveurs yi yéen a ngi en direct Jirel Family Facebook YouTube Instagram nekk fii ci bergerie madame Ñoxor macha allah ñëw exposé fii ci foire Ruy bu Thiès tey soxna si ñoo ngi lay ziar. mbaa yaa ngi ci jàmm. mais ndaanaan bii ñu taxawal maal bii nga xam ne hauteur bu doy waar la am. wet gu doy waar xam ne esthétique rafet lool kii mooy kan. waaw kii mooy Elwalid. Elwalid. waaw bokk ci Saoudien. ah. bokk ci Saoudien. macha allah doomu Saoudien la. waaw Saoudien mu ngi bokk ci macha allah. macha allah Pape Mansour mooy wala Papi Dieye. Papi Dieye macha allah mu rafet ma. waaw macha allah moo tax xar mi rafet. waaw macha allah yaayam ci Cheikh Diop la bokk. macha allah doon femelle bu mag bu nekkoon bu baax. yaa ji doomu Cheikh Diop. moo tax mu njool. daa boole rafet ak njool. mais kii tey liggéeyam nu mu demee ci kër ga. wàllu production am. waaw kii nag macha allah moom. liggéeyam doy na waar. macha allah jéggi na dayo lool. mais bergerie madame Ñoxor fan la nekk fii fan la jógee. maa ngi fayu. ah ci Thiès fii nga jógee. waaw Thiès laa jógee ñëw maa ngi fayu. macha allah waaw. mais kii wàllu juróom doomam yi ni mu mel ci gétt gi. doomam yi moom laa la bëgg a wax nii. waaw doom yi jéggi dayo macha allah lay defar. waaw waaw. box bi. waaw maa ngi fekk benn añal boo xam ne amagul 3 mois. waaw mais macha allah kàrkal la. waaw ba pare kër ga aussi maa ngi xam yeneen doomam yoo xamante ne nii. waaw benn traitement boo xam ne amagul 6 mois. ah mais nam mel macha allah. macha allah nag box bi la dañ ci utiliser 6 mois. waaw moom indi ko xar moo tax rek ñu indi rek tuuti rek tuuti rek. macha allah macha allah wax dëgg yàlla moom ay doomam daal kàrkal la daal. macha allah am nañ LCS. waaw lépp daal lañ ci macha allah. kon tey ñu jàll ci doom yi. waa ji ñu xool wala ci soxnaam yi. waaw waaw ci soxnaam yi. tey kii ñu taxawal nii. muy xar mu rafet am doole nekk noir et blanc. kii mooy kan. kii mooy Fari. Fari. Fari surtout waa Bachir. ah Roi Bachir moom. waaw Roi Bachir. Roi Bachir doomu Saloum. waaw doomu Saloum. ah Saloum doomu Algor. voilà Algor Saloum doomu Morse Algor. voilà moo tax mu rafet. foofu la bokk. macha allah. booy xool moom amagul 7 mois. te yàlla dafa def ne moom yaayam. waaw dafa amoon tuuti problème. waaw ko rey. macha allah booy xool moom nàmpul. macha allah nàmpul. aussi taxul mu rafetewul daal. rafetewul kii rafet na lool macha allah tey ñu jàllaat ci beneen ñu jàllaat ci beneen. ca mais tey ñu taxawaat ak beneen femelle. femelle bi tëng bi am na doole lool rafet lool man ma ne femelle yow nga ne tëng kii mooy kan. kii moom mooy Jeyla. waaw Jeyla Dia. waaw waaw Jeyla moom mu ngi bokk ci soleil. waaw parce que baayam doomu soleil la direct. macha allah waaw doomu soleil bu ñuy wax Dour. waaw waaw Dour moo ko jur. waaw sama benn femelle. bu tudd Linguère. Linguère. moo tax mu rëy. voilà mu ngi nii. soleil moo tax mu rafet. ba pare yaayam dafa bokk aussi ci descendant kii Maktoum. Maktoum bi waaw Maktoum mooy papaay soleil. voilà macha allah. voilà dafa boole ñaari yoon soleil daal. macha allah moo tax mu rafet lool ñu jàllaat ci beneen. oh Serigne Saliou. non dafa wàññi. mais tey ñu taxaw ak xar mu am robe bu noir dugal cuulul femelle bu rafet. kii moom présenté ko dina ma neex. waaw parce que mu ngi bokk ci avenir. avenir bu Pandaw. voilà. macha allah baayam doomu avenir. avenir doomu ñaari guy. voilà. xar mu njëkk a jar 11 millions 500.
macha allah macha allah laayam avenir moo ko jur. macha allah voilà ma teg ko ci sama benn femelle boo xam ne. waaw sangu César la César. ah ñu nekk waa Dakar xam nañ César bu baax xar mu rafet ma bëri doole. yaayam waaw dégg naa ci ay doomam prix bu ne. macha allah rakkam laa moom magam. waaw laa njëkk a dégg prix xar 1 million. ah son première exposition en 2017. waaw magam bu góor fay nañ ko ci 1 million. macha allah ba pare mu dugg concours jël 2e place. ah ci fii ci foire Thiès. ah kon bergerie madame Ñoxor daay caaxaan de. non non. ñu jàll ci kii nga xam ne mooy mbote bi tey mbote bi mooy kan. kii mooy Nathalie. Nathalie. waaw Nathalie tur bi neex na lool. waaw Nathalie waaw maa ngi ko tuddee sama benn rakk nag. waaw moom maal bi moo ko jur comme li ma lay wax rek. waaw moom yaa ngi nii. waaw kii amagul 3 mois fi mu ne nii mais gis nga ko. amagul 3 mois. amagul 3 mois. wetam gii. ak ëtëram bii. waaw maal bi moom bu ko gis day liggéey LCS. macha allah day liggéey doole gis nga cër yi ñu bàyyee. macha allah daal. macha allah waaw. mais tey ku bëggoon a contacter bergerie yaay Ñoxor. waaw madame Ñoxor. waaw. tey yan numéro lay jokkoo waa madame bergerie madame Ñoxor. waaw bergerie madame Ñoxor boo ma bëggee boo ma soxlaa mën nga ma woo ci numéro 77. waaw 508. waaw 47. Aha. 02. 508. 508 47 02. bala nga woo ma 77. am na WhatsApp. am naa WhatsApp. macha allah ban moo am WhatsApp. boobu mooy numéro bi ma la jox. macha allah wala ñu woo la ci. 77. waaw 541. Aha. 93 16. macha allah voilà. incha allah waaw di leen yéen a ngi fii biir Thiès. waa ñu ngi fi biir Thiès. macha allah am na solo. macha allah di leen remercier bu baax a baax. am na solo ñun ñu ngi am contentement bu baax. di remercier ñëpp nag vraiment. macha allah. ñun dañoo nekk ay jigéen ci waaw biir. dëgg la. mais vraiment suñu ay frères dooleel ñu. jàppale ñu. waaw may ñu daal kàttan doole daal vraiment. dëgg la. waaw ñu ngi leen di jërëjëfal bu baax. jaajëf. yéen tamit yéen a ngi tax nit ñi dañuy gis à travers partout dans le monde. macha allah am na solo am na solo am na solo jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax a baax Gueweul TV bëgg na lool macha allah jërëjëf. sunu waxtaanee jubóo wuute mënta ñàkk naam waaye sunu waxtaanee di sa yoon noonu. asalaamaaleykum mbokki éleveurs yi mbokki Gueweul Family Facebook YouTube Instagram Bamba Ndofane ci kàddu gi ñoo ngi leen di ziaraat di leen bëggee tey ñoo ngi fii ci foire Reit bu Thiès nekk ci bergerie Assane Ndiaye président Tivaouane bu wax dëgg yàlla président association Tivaouane ah. Retal macha allah taxaw ci bergerie. Moulay Dabax ah am na solo waaw suñu papa suñu xarit ñoo ngi lay ziar di la bëggee di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax tey. nga jógee ba Tivaouane ñëw exposé fii ci foire Reit bu Thiès lan moo waral déplacement boobu. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw Bamba Ndofane. Bamba Ndofane ñu ngi lay nuyu bu baax di leen ziar. ñu ngi lay ziar bu wér. seen YouTube bi. Gueweul TV. Gueweul TV. macha allah donc di leen jaajëfal. di rafetlu aussi tamit seen taxawaay fii ci foire Reit bu Thiès. macha allah tey ñu bëggoon a xam rek jógee ba Tivaouane déplacé wu ñëw fii ci foire Reit bu Thiès exposé. tey lan moo waral loolu. waaw mais li waral loolu rek mooy liggéey ci wàllu élevage. donc yor ay produits doon ci liggéey ci jamono bu xaw a yàgg tuuti. peut-être liggéey boobu aussi tamit xaw a am nu mu mel ñu génn loolu. dugalaat leneen liggéey ko yàlla dogal Covid bi ñëw. donc peut-être mën ñu woon a feeñal yenn produits yi. macha allah yàlla dogal Thiès Reit. organisé li nga xamante ne mooy foire 2021. donc ñu am produit boo xamante ni war nañ ko mën a fësal. bon ñu ñëw ci foire bi pour fësal produit boobu nga xamante ni moom lañ jot a liggéey ci foire ci 2021. mais tey dañoo gis ñu ñëw fii ci foire bi ngeen jógee ba Tivaouane ñëw indi maal boo xam ne wax dëgg yàlla man pour nga dugg ci yeneen dëkk yi ñu coow sax fekk ko fa yombul tey maal bi jógee Tivaouane ñëw at macération yii mu am rafet lool am esthétique am hauteur am LCS ba pare am dayo maal bii ñu taxawal mooy kan. waaw maal bi mooy New King. nekk espoir. maal bi espoir la. maal bi espoir la 18 mois la am. ah. waaw macha allah. waaw 18 mois la am espoir la. moom kan ak kan ko jur. waaw moom yaayam. yaayam mooy Ndey Tuuti. Ndey Tuuti nekk doomu docteur. docteur nekk doomu Bachir ak Kormak. macha allah bon ci côté papam. kon kii dayo bi mu ngi ko jëlee ci Bachir. waaw mi ngi ko jëlee ci Bachir. bopp bu rëy bi mu ngi ko jëlee ci Bachir. waaw mais dafa desaat aussi ci wàllu dayo ba léegi. ba tey ñëwal. waaw parce que tey jii boo xoolee côté papam. dañoo jël benn doomu Sibéru bu ñuy wax intérêt. waaw moom la ñuy jël teg ko ci galactique. doole ah. waaw mu génn papam. macha allah. waaw kon donc boo xoolee tey jii par exemple papa ji doomu galactique la. mais yaayu papa ji aussi doomu Sibéru la. waaw ñu jël ko teg ko ci doomu docteur. macha allah nga xamante ni doom dañoo jël doomu Bachir. ak Kormak boole leen. macha allah donc mu jur docteur ñu jël docteur teg ko ci ndey teg ko ci Mayram. waaw waaw mu jur Ndey Tuuti. macha allah mais loolu muy lu am solo tey wax dëgg yàlla at yonent bi xar mi booy wër capital génétique booy ñëwee ci moom taxaw
waaye yemul ci bokk ci xar yu baax yi daa pare dajale li ñuy wër ci xar yu baax yëpp dajale ko ci jëmmam muy macération tey kii wàllu production am nan la demee. waaw mais tey bu ñu ñëwee ci wàllu macération yi sax ba pare. waaw ñëw ci production parce que mbotey yëpp moo leen juddulu moo leen jur. mbotey yi mu taxawal yëpp moo leen jur. waaw moo jur mbotey yi. macha allah mais moom wàllu production am nan la mel. mais xoolal mbotey ñoom ñëpp a nduroo. waaw soo xoolee doom yi ñoom ñëpp a nduroo. te femelle yi am nañu différence. kon moo la war li nekk ci moom dafa dëgg moom rasseur la. mal rasseur la. waaw mal rasseur la. mais looloo tax nga ñeme koo andi ay doomam boole leen ñoom ñëpp ci benn box. muy loo xam ne ñu ko ñemee def ci càmm gi bariwul. waaw non pay loolu mooy élevage. c'est-à-dire tey jii bu fekkee da nga liggéey. li nga yor nga wóolu ko. mu am capital génétique bu wóor. du ko transmettre ci produit bi. mais produit boobu ngay jël exposé ko. dëgg la loolu moo tax ma ñëw indi ko ak njabootam. mais kii dañoo ñëw pour exposer ko wala daa ñëw pour wàccee xar yi. non kii mënul wàcce xar yi xanaa bu fekkente ni yàlla dogal na aussi tamit ñu mën ko évaluer pour mën a xam ay macération. mais yaa ne ma espoir la. espoir la est-ce que espoir bu toll nii yomb na. ci 18 mois. waaw mais gaa yaa ngi ci biir nag. mais kii man kii laa gis. waaw mais gaa yaa ngi ci biir aussi. mais kii ndaanaanu xar la. waaw ñi nga am yaakaar daal ci moom. yàlla na yàlla confirmer yaakaar amiin 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 ñu jàll ci doomam yi wan ko gars yi mën a xool doom yi. d'accord xam lim fi jur. en tout cas ku neex a présenté la. waaw xar mu rafet la. New King du ay caaxaan jógee ba Tiwaawoon tey ñu taxaw ak benn añel bu rafet kii mooy kan. waaw kii mooy Zeyna. yaayam nekk doomu Jaksaw. Jaksaw aussi nekk doomu xaaf. xaaf nekk doomu Tafa Gueye Maktum. waaw muy rafet fa mu yem la taxaw. waaw moo tax mu rafet. waaw ñu jël nag ki nga xamante ni mooy yaayam. di Sublime. ñu jël ko teg ko ci ki nga xamante ni moom mooy New King. waaw di doomu design nekk sëtu Galactique. kii doomu New King la. kii doomu New King mu ngi ci ñaata mois. kii mi ngi ci 4 mi ngi dugg 5 mois am nii. ah waaw. mais kii wetam gi yéeme na lool. yaayam dafa garaaw nag. macha allah waaw yaayam dafa garaaw kenn du bàyyi ji. ñu xëccal ñu beneen ñu xool. mbokk éleveurs yi yéen a ko gisandoo de xam nga ne waa Tivaouane ñii dañuy foire ndax boo xoolee xar yii ñu andi xeetu tëng yii ah gars yi raar na ci élevage bi kii mooy kan père. waaw kii mooy passeport. waaw kii mooy passeport. ah moom ku ko am fu la neex dem. waaw moom fu ko neex dem. boo demee ñaari visa ñu may la de. waaw non yaay ji moo tudd visa. bala nga am visa da nga am passeport. macha allah waaw. mais kii kan mooy papaam. kii doomu New King la aussi. ah waaw. mais New King li muy jur lépp a niroo. waaw kii doomu New King la waaw. yaay ji vraiment ni moom mi ngi ci le 12 bi passé la am 4 mois. 4 mois. le 12 bi passé la am 4 mois. ñu jàllaat ci kenn xool. gars yi ñooy atteel seen bopp. mais kii daa dugal cuulul. waaw daa sàcc cuulul. waaw mais Galactique dafa dugal cuulul. ndax papa ja yaay ji doomu. waaw parce que papa ji papaam doomu Galactique. papa ji doomu Galactique la te Galactique dafa am cuulul fii moom papaam dafa am cuulul. la ilaha illallah mais kii mooy kan. waaw kii mooy Diamant Blanc. waaw tur ba wuyu na borom. waaw kii mooy Diamant Blanc. macha allah. waaw moom itam aussi moo ko passeport seen ñaari yaay yi ñoo bokk benn papa président mooy seen papa. président nekk doomu Jaksaw aussi. ah. waaw ñu jël leen teg leen ci New King. waaw ñu wàcce kii moom actuellement nii le 22 bi di ñëw nii la am 4 mois. moom mi. waaw le 22 la am 4 mois waaw. mais man daa des beneen. waaw des na waaw. indil ñu beneen ñu xool balaa maa wax li ma gis. mais kii moom boo ne ko jàkk jarul ngay laaj lan la bokk ak Galactique waaye jarul ngay laaj lan la bokk ak Sibéeru dayo ba ñëw na bopp bi damm na xar mi am na wet macha allah loos bi sànni na am na fàllare kii mooy kan. kii mooy Mine d'Or. ah. waaw Mine d'Or moo nekk. kii doomu kan la. borom karaw gu kerebul kii. doomu New King la aussi. ki nga xam ne bu ñuy yaakaar ci xar mënuñoo yaakaar lu weesu moom. waaw kii doomu New King la. ah. waaw. mais père est-ce que New King li mu jur yaa ngi koy partagé ak éleveurs yi. waaw parce que mën naa ni doom yi mu jur nii maa ngi leen di partagé. ah. waaw li joxe nañ ci li mu jot a produire am na lu ñu ci joxe. waaw. waaw donc dañ ko bëgg a téye aussi nag li nga xamante ni mooy benn base de femelle. mais foo nga xëccal ma teg nii bi femelle bii. waaw femelle bu rafet bu am wet bii mu ñëw moom mii di Mine d'Or mi ngi am. kii ñaata mois la am. le 14 bi passé la am 4 mois moom. moom mi. waaw kii mooy yaayam. ah daa am ndey am baay mais kii mooy kan. waaw kii mooy 8-8. 8-8 la ne nii. waaw 8-8 mooy li ñëpp di wër. waaw oto bu gaaw booboo nekk nii. moo tax mu wàccee lii. waaw kii doomu kan ak kan la. kii doomu Jaksaw la. ah. waaw kii doomu Jaksaw la. Jaksaw mel ni mi. waaw Jaksaw mel ni papaam yaayam. yaayam nekk Linguère. Linguère nekk ci sangu Batling bi. macha allah. waaw moom ci côté Batling bi la yaayam ba yaa ko
quoi. macha allah. yaay doomu Jamil la Jamil nekk doomu Jeyti nekk doomu Sasilon. moo tax mu mel ni mu mel. mais tey ñu gis ngeen jógee ba Tiwaawoon ñëw andi ay añal ñu ànd ak seen i papa box bi yëpp xar yi macha allah boo leen xoolee doo laajte kan mooy seen baay ci rafet ci dayoo nga xool ay famille différent nga jox leen maal bi ñu jur xeetu xar yi tey maal bi lan nga ñu mën a gën a wax ci moom ndax par rapport ak doom yi nga xam ne gars yi gis nañ ko. mais li ñu mën a wax mooy que ni li nekk ci moom boo ñëwee kër ga. moom benn doom bu ñuul la jur muy bii. bii la jur ci lu ñuul. mais li ñu des lépp lu weex la. kon donc moom rasseur la. c'est-à-dire li nekk ci moom dafa dëgg ci moom. parce que moom ci côté yaayam. ba ci côté papa ji aussi. soo leen xoolee pratiquement ñoom dañuy def muy sang docteur Cormac bi. weex bi dafa dëgg ci ñoom. macha allah waaw loolu moo tax loolu mu koy transmettre ci doom yi. macha allah mais tey ku bëggoon a jokkoo ak bergerie suñu papa suñu xarit bergerie Moulay Dabax. Tiwaawoon ci yan numéro lay contacter yoo xam ne am na Facebook. wala am na WhatsApp. waaw mën nañ jël 77. boobu am na WhatsApp. waaw am na WhatsApp 77 533. 533 55. 43. 533. 55 43. 55 43. waaw 77. tey fan nga nekk ci Tiwaawoon. ñu ngi en face wetu Sem Ababacar Sy bi rek. macha allah ci route nationale bi. mais en tout cas buñ ne lii président moo ko exposé moom. xelu ñëpp danañ war a dal. dëgg la ndax fii moom wax dëgg yàlla mérito na ku ne am xar yu mel nii. yàlla na yàlla barkeel. amiin ñu bokk am na solo trop xar yi rafet nañ trop. ñu ngi leen di gërëm di leen sant. macha allah di rafetlu aussi tamit seen liggéey. macha allah di leen ñaanal jàmm yàlla barkeel seen liggéey. amiin amiin def leen ngeen dem ba yor seen télévision. amiin 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 Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Amadou Fane kontaan nañ bu trop. yàlla na yàlla mottali amiin 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 baax na jërëjëf. salaamaaleykum mbokki Guirel TV mbokki Guirel Family Facebook YouTube Instagram tey ñoo ngi fii ci bergerie bi nga xam ne ñoo jógee ba Tivaouane. Khalifa Sy Baye Mbacké. bergerie. Khalifa Sy Baye Mbacké. bergerie Khalifa Sy Baye Mbacké tey ñu jógee Tivaouane ñëw fii exposé ci foire Reit bu Thiès tey ñu bëggoon a xam rek sëriñ bi lu waral seen déplacement jógee ba Tivaouane ñëw fii ci Thiès ci foire Reit exposé ji lan moo waral déplacement boobu. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi maa ngi lay jaar bu baax a baax déplacement bi nag li ko gën a waral la bokk na ci bergerie bi dañ koo tuddee kilifa bu mag a mag. macha allah te ku yokkul da ngaa wàññi. macha allah kon doonte kiñ ko tuddee bu Thiès organisé te jàkkaarloo ak Tivaouane. macha allah ñàkk cee ñëw du sakk. rawatina ci turandoo bi. dëgg la waaw loolu bokk na ci tax ñu gën koo indi. dëgg la waaw. mais tey ñu gis ngeen jógee Tivaouane ñëw fii ci Thiès. andi xeetu xar yoo xam ne jafe na lool ci ahlu élevage bi xar mel ni xar yi tey maal bii ñu taxawal di ndaanaanu maal la boo xam ne tey présenté ko yomb na lool waxal ko it yomb na lool ci wàllu maturation tey boo ko xoolee gis esthétique bu doy waar ci moom waaye boo ko xoolee gis hauteur bu doy waar boo ko xoolee gis corne yi fort mu am dayo lool am TP tey maal bii ñu taxawal mooy kan. waaw maal bii ñu taxawal moom mooy 3C nekk doom ci design nekk doom ci galactique yaayu design nekk doomu intérêt di doom ci Zibéru. macha allah. waaw kon tey kii boo ko tiimee. côté yaayam. waaw mu nekk doomu Ndey Tuuti. waaw Ndey Tuuti nekk doomu docteur. waaw docteur nekk doomu Koromaak. macha allah docteur nekk doomu Bachir. waaw côté yaayu Ndey Tuuti nekk Mayram. waaw Mayram di doomu Buuba. Buuba di doomu Jeyti. Jeyti doon doomu Sasilon. macha allah kon tey kii su ma la laajee mooy kan su la neexee nga ne mooy élevage. waaw mën naa ne mooy élevage. ndax capital génétique am mën naa ne mooy élevage. ndax capital génétique am bépp xar bu baax bu ñuy tudd ci élevage bi bépp xar bu baax bu ñuy coow ci élevage bi kii daa bokk ak ñoom. waaye daa pare osé. mooy dajee maturation boo xam ne jafe na lool. xar bu toll nii am ko. kii mu ngi ci ñaata mois. mu ngi am 28 mois mu ngi judd le 6 janvier 2019. 2019. 2019 la judd. waaw le 6 janvier 2019. kon kii amagul 3 ans. non amagul 3 ans mu ngi am 28 mois. mu ngi am 28 mois. ba pare dajale maturation yii mu dajale. kii wàllu production am noo ko gisee. waaw wàllu production am nag mën naa ne moom def na lu kawe suñu jot. waaw man bi ma koy recruter ci sama grand bu baax bi nga xam ne mooy Cheikh Diène. waaw exposé à sama côté nii. macha allah moom moo ma ko joxoon mais vraiment bi mu ma koy jox li ma ci doon séntu sax gis naa lu kawe sama njort ci moom. am na solo mais tey xar mi boo ko tiimee keroog gi na di briller muy xar moo xam ne li ñuy coow ci xar yi wala li ñuy di jooy ci xar yi gisuñu ko ci moom chargé wuñ ko ba ñuy joow mais doole daa bokk ci moom
macha allah muy xar moo xam ne xar mu rafet la mais entretien am noo ko gérer. waaw entretien bi nag xanaa entretien bi moom xale yi vraiment ñu ngi koy def li ci war yëpp ñu ngi ko ciy def. waaw mais karaw bi brillé tamit lumière la. waaw te lumière bi yaakaar naa mu ngi ko jëlee ci ay waajuram. macha allah ndax ku Ndeye Tuuti di sa yaay docteur di sa maam. waaw Koromaak di sa maam. Sasilon di sa maam. waaw Buuba di sa maam. Jeyti di sa maam. normalement boo melee nii waruñ la koo mën a laaj. macha allah mais tey ñu gis mu ànd ak ay doomam tey ñu bàyyi ko présenté ay doomam ndax maal bi moom wax ci moom yomb na mais ñu xool wàllu production nan la demee. ci gétt gi macha allah tey ñu xëcc benn ci tëng yi andi ñu xool production maal bi nan la mel. da ngay xaw a ñëw ni tuuti dégg jëlal tënk. macha allah tey ñu taxaw ak benn añel bu rafet añel bu am maturation am dayo lool mais amee robe bu blanc kii mooy kan. waaw kii mooy gros graine. kii mooy gros graine doon doom ci 3C. yaayam di Abi Fall di sët ci Amadou Mbodj. yaakaar naa sama boobu ku ko laaj Oudé Diagne da nga ci am lu la leer. Amadou Mbodj waaw borom wet gu doy waar ba borom wet gu doy waar ba. borom esthétique ba borom bopp bu rëy ba. waaw mais kii tey boo ne ko jàkk tey gis ci moom dayo bi bu ma la laajoon fan la ko jëlee loo may wax at moom mu ngi ci ñaata mois. man kii mu ngi am 5 mois. mu ngi am 5 mois. waaw su may wax ci dayo bi mën naa ne. mën na ko jëlee ci galactique mais comme mën na ko jëlee aussi ci Amadou Mbodj. macha allah waaw. mais kii kan mooy papaam. kii nii 3C mooy papaam. 3C bi mooy papaam. 3C bi mooy papaam. gars yi yéen a ko gisandoo mais ñu jàllaat ci keneen xool. macha allah ñu taxawaat ak beneen añel tey même robe bi rek muy robe blanc kii boo ma ko doon présenté mu ngi ci ñaata mois at kan moo ko jur. kii nii dama naan aussi moom mu ngi ci 5 mois. kii mooy Trésor. macha allah Trésor doom la ci 3C. yaayam doomu Golbert la. Golbert doomu Misbaax la bu Jibi Ndiaye bu Saint-Louis. macha allah Misbaax. Misbaax benn bi Golbert. macha allah yaayam. macha allah waaw. mais kii xar bu rafet la am na fàllare am wet loos gi sànni na nga ne mu ngi ci 5 mois. macha allah ñu jàllaat ci keneen xool. mais ñu taxawaat ak beneen añal mais li ma jaaxal mooy xar yi boo xëcc rek même ku bu xar la ak morom ka am na esthétique am dayo fàllare gi baax ba pare mu am cornet li ma gën a neex ci xar te bopp bi rëy kii mooy kan. kii mooy corridor. kii mooy corridor. macha allah ci avenir. avenir yaa jëli doomu macha allah bu baax Mansour Mbodj. ñu jël avenir moom boole ko ak 3C mu daal di indi. kon kii daa am lampe ba. dafa am am birima ba. waaw am Tyson ba. am Tyson ba moo tax mu am dayo am kees. am dayo am kees. macha allah indiwaat aussi Koromaak bi. ba léegi lumière bi ngay gis ci moom Koromaak bi la. macha allah Buuba bi la. macha allah bi la. macha allah Sasilon bi la. macha allah waaw moom moo tax mu def lumière bi. tey daal li ma waxoon ci maal bi laay waxaat kii. waaw li ñëpp di wër ci élevage moom lañ dëxën ci moom. waaw yaakaar naa mu ngi ci moom. mais Tivaouane duñ ay caaxaan. waaw yaakaar naa ñu ngi góorgóorlu. tey buñ ne élevage daal ku dem Tivaouane toog ko mën ngaa ne yaa ngi ci biir élevage. waaw yaakaar naa yaa ngi ci biir élevage. mais ñu xëccaat keneen def gis naa fi leneen. mais taxawul de mais macha allah ñu taxaw ak benn añoo boo xam ne robe balaa mais dama gis mu dugal cuulul geen gi jot lool mu am TP bu doy am loos bu sànni kii mooy kan. waaw kii mooy Mansa Wali. macha allah mooy Mansa Wali ma tuddee ko sunu benn buuru séeréer. waaw xam nga nit moom loo doon boo ko bañee dañ caa gën a ñaaw. dëgg la ma tuddee ko Mansa Wali Mbisel. dëgg la waaw. mais kii doomu kan la. kii nii doomu 3C la ba léegi. doomu 3C la ba léegi. 3C la ba léegi. mais moom cuulul bi fu mu ko jëlee. waaw cuulul bi nag mën nañ wax ne jëlee na ko ci design. waaw mën nañ wax ne sax jëlee na ko ci galactique. macha allah mën nañ wax ne jëlee na ko ci prési. macha allah président Assane Ndiaye moo jur yaayam. macha allah prési di doomu Jaksaaw. Jaksaaw di doomu Xaaf di doomu Tafa
Tapha Gueye di doomu Maktoum. mais kii mu ngi ci ñaata mois. waa kii nii am na 4 mois am na 3 mois le 29 bi passé. ah am na 3 mois le 29 bi. 3 mois lay soog a am. le 29 ak maturation yi. mais tey su ma la laajee maal yi nga xam ne jaar nañ sa gétt par rapport ak 3C seen wàllu production lan nga may wax ci 3C. waa 3C dama naan mention spéciale. waaw 3C dama naan la phénomène élevage la. macha allah li mu def ci élevage dafa nekk loo xam ne lii amul noir sur blanc la. dëgg la amul xoolal ma. macha allah waaw. mais tey ku bëgg a jokkoo ak bergerie bi. ci yan numéro lay contacté. bu bëgg a jokkoo ak bergerie bi bu fekkee da nga déplacé wu mu ngi nekk Tivaouane. waaw nekk PAM à l'entrée de Tivaouane côté EDK bi. macha allah nekk en face lycée Tivaouane bi. waaw di bergerie Khalifa Sy Baye Mbacké gérant bi di Ismaïla Sène ànd ak équipe am di liggéey. macha allah ku ko bëgg contacté da ngay jël 77. 77. 803. 803. 93. 69. 69. su fekkee ne réseau bi dafa neexul nga jël 33. 33. 955. 955. 63. 63. 49. 49. mais numéro B 77 bi am na orange am na WhatsApp. am na WhatsApp. macha allah macha allah mais tey noo gisee élevage ci Tivaouane. waaw élevage Tivaouane dama naan la vraiment. mu ngi am tànku kanam. macha allah mu ngi am tànku kanam maanaam fi ma ko fekkoon ndax man yàggul ma ci élevage bi noonu. dëgg la bi ma ci duggee en 2017. dëgg la ak ci élevage bi toll nii man gis naa ne am na avancement bu baax a baax. macha allah kon yàlla na yàlla yokku lépp yàlla na jëm kanam mais 3 juillet ak njabootam bi xam naa ne na ko élevage yëpp bàyyi xel macha allah am na solo. jërëjëf. salaamaaleykum mbokki Guirel TV Guirel Family Facebook YouTube Instagram tey ñoo ngi fii ci foire Reit bu Thiès jàkkaarloog suñu bergerie bi nga xam ne mooy bergerie BDF tey champion bi ñu bëggoon rek nga présenté ndaanaanu maal bi nga xam ne BDF moom la indi fii ci foire Reit bu Thiès kii mooy kan. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Aduna ma leen di siyaare di leen nuyu sant di présenté wu maa ngi tudd Pelé An di frère si Sénégal. macha allah. tey mooy suñu première exposition fii nii si. foire Reit bu Thiès. Thiès donc BDF tey ñëw fii indi fi ak maal bu ñu naan Golden. macha allah maal bi mi ngi si 27 mois. ah waaw mi ngi si 27 mois. mais tey balaa ñoo ñëw ci aas bi. Golden mii doomu kan ak kan la. waaw Golden. donc moom si yaay. promesse moo ko jur. promesse moo ko jur. waaw. promesse. promesse di doomu. ñëwal présenté demal. waaw promesse di doomu Sadia. donc Sadia dañu jël teg ko ci Boy Galea. mu jur promesse. donc promesse moom moo jur. Golden saa yu génnal. moo jur Golden. waaw. si côté wàllu papa. donc Safi dañu tafee ci Prince. waaw mu jur Oustaz. waaw bu ñu naan Oustaz. macha allah présenté. macha allah élevage bi xam nañ ko. macha allah Oustaz moom mooy papa. kii doomu Oustaz la. yaay ji doomu. yaayam Golden kii promesse. yaay ji doomu promesse. promesse mooy yaayam. mais maal bi nga xam ne ndaanaanu maal la. boo ne ko jàkk gis doole ju doy waar. mais boo ko xoolee gis wet bu sànni. gis hauteur gis TP bu doy waar. tey kii nga ne mu ngi ci ñaata mois. waaw moom mi ngi si 27 mois. 27 mois. yow li nga wax noonu sax maanaam da ko firndeel. parce que ki jur yaayam dafa bokk ci famille ado. parce que Chakina doomu Cheikh Anta. te boo ne ado na wet. voilà kon jeex na. macha allah Chakina. moom moo jur Sadia. benn maal bi ñu naan Ajuma. dañ tegoon si Chakina mu jur Sadia. Sadia moom nag dañ teg si Boy Galea. macha allah mu jur promesse kon donc dafa bokk ci première dame bi. macha allah ci ado bi. macha allah si côté wàllu baay mu bokk si ñoom Baay Laay. macha allah donc loolu moo waral ma. tey ndaanaanu maal bii nga xam ne képp kuy sàmm boo sañoon mu daagu sa kër. kii nga xam ne tey dama naan élevage fi élevage toll la maal bi toll. ci maturation. ci génétique. wàllu production am tey lan nga ma ci mën a wax. waaw côté boobu moom yaakaar naa ni def na confirmation. macha allah parce que tey ku gis ki ñu naan taawam. muy Black Power. donc Black Power mu nekk jeune mâle boo xam ne ni mu ngi toll si 9 mois. donc kenn naatable wul champion bi mu doon. donc yaakaar naa ni bu ñu leen présenté doomam. di ngeen xam ne mâle bi si wàllu production day jur ay doom yi doy waar. di nekk si moom rek lay transmettre. mais mâle bi daa ñëw Reit pour ñu exposer ko wala daa ñëw pour foire si. waaw boo xoolee Golden xam ne kii xar la boo xam ne nii instant yi pare na ci lépp. waaw mais looloo ma jaaxal en tout cas daal lu nekk mun na am daal. macha allah mais est-ce que kii tey mën na créer surprise.
waaw mooy li ma la wax rek yuuxu mun na jug fi ñu ko fogawul daal. macha allah en tout cas il est bien préparé donc macha allah. yàlla na ko yàlla fal. am na solo mais. ñu fekk mu taxaw ak ñaari soxnaam ay ndaanaanu femelle. tey ma bëggoon nga présenté ma famille yi rek famille bii nga xam ne daa yor robe noire kii nga xam ne tey lépp lu waaye di wër ci xar. daa daje ci moom. tey wetam gi boo ko amoon ci maal doy na sëkk. waaye hauteur bi boo ko amoon ci maal doy na sëkk. LCSM bi boo ko amoon ci maal. kenn du wax tey nga am ko ci femelle. femelle bii nga xam ne ñu ngi ko téye kii mooy kan ak ñan ñoo ko jur. waaw kii mooy Rose. daanaka dafa bokkaat ak maal bi golden. macha allah waaw parce que boo xoolee. yaayu promesse. dëgg la yaayu promesse moom moo jur Rose. donc promesse baayam. moom moo jur baayu Rose. maal bi naan El Maestro. dañoo jël benn doomu Mifta. waaw l'écran. tegoon ko ci Boy Galaya. Boy Galaya ñëpp xam nañ ko. di doomu première dame ak Cheikh Diop. macha allah donc moom lañ tegoon mu jur benn maal l'écran lañ tegoon si Boy Galaya mu jur. mais kon loolu moo tax boo ne. donc kii si côté wàllu yaayam. ñu jëlaat Sadia. donc ñu tekk si El Maestro boobu noonu. macha allah mu doon Rose moo tax dafa bokkaat ak maal bi. macha allah jeune maal bi mu lay wax. waaw Black Power. mën naa laan mooy première production Golden. waaw moom ak Golden ñoo ko bokk ñoo ko seet. macha allah kon kii tey boo ne ko jàkk mu lay saf première dame. si première dame maamam la. dafa bokk ci moom. macha allah mais kii mu ngi ci ñaata mois. waaw moom nag instant yi femelle adulte la. femelle adulte la mais daa ñëw pour xeex si. waaw lu ne mën na si xaj daal en tout cas li ma la mën a wax rek mooy foire bi préparé nañ ko ni ñu ko war a préparé. mais est ce que ku nar a dugg compétition ñëw ci foire bi jàkkaarloo femelle bii di Rose est ce que di nga ñemee dugal ci sa xar. mais tamit li ma lay mën a expliquer daal mooy foire bi macha allah. macha allah seen exposition yi gars yi liggéey nañ. am na solo rafet nañ am na solo donc femelle yi daal. macha allah extraordinaire daal. ñu jàllaat ci keneen. tey. yoo koy saay maal bi nga ñu war a téyel fee rek mu neex maal bi rek lañ am soxla nga téyel ñu non man kay maal bi rek de maal boo ko bàyyi sama ginnaaw saay sama déet saay du la def dara ba mu yar ma bi macha allah tey ñu taxawaat ak beneen daanaanu femelle tey femelle boo xam ne mënoo lim ay femelle ci élevage bi te doo ko tudd femelle la boo xam ne loos bi sànni na bopp bi rëy na am na esthétique am na wet macha allah am fàllare tey kii mooy kan. waaw bon macha allah comme ni nga ko waxee rek. kii mooy Adja Tako. macha allah. daanaka boo xoolee ñëpp ñu fi nekk nii. waaw mooy li ma la wax rek dañoo bokk benn famille. macha allah waaw tey papay Golden. donc moo ko Adja Tako mii. ñoo bokk Adja Tako rakk la ci papay Golden. parce que papay Oustaz. waaw yaay Oustaz lañ jël. waaw teg ko ci Boy Galaya. ni ma la doon wax. moom lañ tegoon teg ci Boy Galaya. macha allah donc mu wàccee Adja Tako mii. mais kii tey est-ce que nit ñi mën na koo indi fii te du ko dugal femelle adulte. waaw bon l'avenir lu dira daal incha allah rek xam naa ne foire bi li ci des jàggatul bëreetul donc xam naa ne daal bu demee bu nee këng rek donc yaakaar naa ne lépp dina leer daal. macha allah mais BDF du ay caaxaan daa ñëw pour foire si. waaw boo déggee suñu slogan li ñu koy waxee rek élevage no limite ñun amuñu frontière ci élevage. macha allah donc ay ndaw nañ. te am nañ ambition. macha allah ñu ngi liggéey. macha allah donc pour élevage jëm sa kanam. macha allah exposition bi xam ne gars yi nelaw. waaw exposition bu doy waar. mais tey ku bëgg a jokkoo ak waa BDF fan la leen di fekk ak seen numéro téléphone bi nga xam ne am na WhatsApp. nan lay def ba jokkoo ak waa BDF. waaw donc ku bëgg a jokkoo ak ñun. boo ñëwee Rufisque. quartier Arafat 3 près de l'hôpital Soumbargane. donc mën naa joxe contact yi. 77. waaw 546. 68 20. donc moom mooy loolu mooy contact yi. macha allah ku si jokkoo Abdou Salam an voilà di nga ñëw. macha allah donc ku dem Facebook tamit. nga tapé bergerie des deux frères. macha allah voilà di nga am contact bu gars yi si bëgg a jokkoo tamit si télé. macha allah donc yaakaar naa ne diaspora bi ñu bëri xam nañ ko. macha allah ku si jokkoo rek incha allah rabi di nga ñëw ba si bergerie bi. am na solo ciseaux yu extraordinaire di fa nekk. am na solo mais pour ku bëgg a ñëw def visite numéro box bi nga jàllale ko. waaw numéro box bi ñu ngi 124 ak 125. 124 125 waaw macha allah am na solo. mooy des champions. ku ñëw di nga kontaan. dafa leer loolu dafa leer en tout cas kontaan nañ bu baax a baax
Guirel TV Guirel Family Facebook YouTube Instagram kontaan nañ di leen ñaanal foiru jàmm ak salaam. amiin amiin macha allah jërëjëf jërëjëf Wolof forever. jaajëf.